salaamaaleykum mbokku internet yi nekk suñu chaîne YouTube Tenfogo TV tey ñu ngi leen di jaajëfal di leen di nuyuwaat di leen di ziaraat ba léegi ñu ngi ak benn conseiller bu nekk fii ci Ndiaffate Séeréer di Samba Suba Sarr nekk professeur SVT maths au lycée de Soum tey jii monsieur Sarr question bi ma la bëggoon a laaj mooy que jamono ji ñu nekk nii ak situation yi nga xamante ne nii Khalifa Sall am na ko ci wàllum politique. yéen tey situation boobu noonu lan ngeen ci jàngat. waaw merci beaucoup non man comme ni ma la waxoon fële ñun déjà yàgg nañu ci Khalifa Sall bi mais tey li ci bees mooy Khalifa Sall dañu ko téye mais comme ni ma la ko waxee dañuy ñaawlu bu baax a baax le fait que ñu jàpp ko parce que ñëpp xam nañu ne Khalifa Sall du par exemple droit moo tax ñu jàpp ko mais ambition moo tax ñu jàpp ko waaye man li ma bëggoon nit ñi xam rek mooy en réalité Macky Sall jàppul Khalifa Sall parce que exemple bi mooy man maa ngi nii Ndiaffate laa dëkk li dox diggante Ndiaffate ak Dakar ay kilomètres yu bëree bëri la te saa yu ma yeewoo chaque jour man ak ñi may àndal Aboubacry Sarr boo demee ci 75 villages yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk commune Ndiaffate bi plus de la moitié def nañu ko foo dem tey am nañu foofu ku fa nekkal Khalifa Sall moo tax ma ne la jàppuñu Khalifa Sall parce que Macky Sall bu yaakaaree ne par exemple bu jàppee Khalifa Sall dafay tax mu arrêté bu jàppee Khalifa Sall du demati bu jàppee Khalifa Sall du waxati parce que dafa comprendre parce que comme ni ma la ko waxee man maa ngi nii Ndiaffate laa nekk maa ngi wax boo demoon Fouta di nga fa fekk kuy wax waxu Khalifa Sall boo demoon Bawol di nga fa fekk kuy wax waxu Khalifa Sall donc c'est pour dire encore une fois reen bi maanaam ci garab gi reen bi moo nekk Dakar mais meññeef yi ñu ngi ci àll bi te xam nga ne garab moom reen yi kenn du ko gis c'est juste misaal bi mu mun a joxe ci Khalifa Sall nit ñi gisuñu ko moom Khalifa Sall jëmm ji mais foo tourné ci àdduna bi foo tourné ci biir Sénégal am na nit ñu nekk foofu di waxal Khalifa Sall di ko doxal di ko defal sax loo xam ne est-ce que moom bu fi nekkoon dina ko mën a def parce que encore une fois Khalifa Sall xam nga kenn nit la bu génnoon tamit soit tey mu ngi Dakar gannaaw suba mu ngi Kaolack gannaawaati suba mu ngi Mbour mais mënul nekk Mbour nekk Dakar nekk feneen te présentement nii mu ngi partout au Sénégal et à l'étranger. kon daal gis nga ne Khalifa Sall ni ngi koy liggéeyalee fii ci goxu commune de Ndiaffate noonu la ko ñeneen di ko liggéeyalee partout dans le Sénégal. non loolu laa yaakaar te loolu moo am sax parce que ñun par exemple depuis référendum bi comme ni ma la ko waxee la ñu nekk ci Khalifa Sall di ko liggéeyal mais plus temps bi di dem plus ñuy am possibilité di gën a organiser par exemple bi ñuy dem ci référendum bi mën naa la wax ne ñun dañu amoon suñu fit rek dugg suñu oto rek di dugg ci dëkk bi dañuy dem ba ci biir dëkk sax di laajte suñu ancien contacts yi parce que encore une fois APR la ñu nekkoon pour jéem leen a indi ci Khalifa Sall mais tey présentement foo dem ci commune bi soxlawul sax man may dem wala Aboubacry Sarr di dem da ngay yem Dakar woo ma téléphone ne ma am na suñu benn ku nekk par exemple wala deex kenn ku nekk Koutal kenn ku nekk Caaxo kenn et cetera kooku la ñuy woo rek maanaam tey foo mën a dem ci village yi am nañu fa représentant boo xam ne mooy doxal Khalifa Sall mooy waxal Khalifa Sall moom mooy déglul Khalifa Sall parce que aussi day soxla ñu xam dëkk bi naka lay doxee nit ñi li ñuy wax ci waxu Khalifa Sall et cetera donc c'est pour dire que tey la ñu gën a am organisation bu gën a baax parce que temps bi moo tax ñu gën a organiser wu ak expérience bi ñu xaw a dund tuuti moo tax coordinateur bi Aboubacry ñu def fi organisation bu ndaw boo xam ne tey par exemple boo bëggoon dem Koutal di nga xam boo demee kan ngay waxal boo bëggee dem Diofior di nga xam boo demee kan ngay waxal boo bëggee dem wala dex di nga xam boo demee kan ngay waxal te plus ñuy dem plus ñuy gën a am taxawaay ci commune bi te man li ma jàpp mooy fii ba 2024 li leer ba leer mooy ñun moom premier tour dinañ ko gagné loolu moom amul ay waxaale yu bari sax. waaw léegi yow comme ni nga nekkee conseiller mairie bi ñoom yow yow opposant nga ci ñoom mais yow naka nga gisee seen doxalin. non doxalinu mairie bi moom problème la am. ci ban parce que déjà problème bi mooy déjà maire bi bëggul ku ne li nga wax man d'accorduma ci. te xam nga man loolu mooy suma problème man boo ma waxee ne benn baat man dama lay wax ci li nga ma wax lii laa ci xalaat loolu man awma ci problème ku mu mën a doon nag bés bu sujet ñëwee man damay joxe sama avis ci sujet boobu waxuma ne nag moo fa gën
li ma wax waxuma ne moo gën waxuma ne moo gën a baax mais au moins dinaa wax ne ci lii ñu wax daal man lii laa ci xalaat te moom bokkul ci yooyu moom affaire am mooy day xëy na leen ndekki bi lii lay nekk ku bugg a ndekki mu ndekki ku buggul ndekki mu randu ne te xam nga ñun du ñu doxee loolu. léegi yow mun nga ñu wax ci ban sujet boo xamante ne nii mairie bi madame le maire mës na ci wax mës nañu indi proposition nga contester loolu noonu mun nga ñu expliquer maanaam mun nga ñu si jox benn exemple daal. ndax ci vote de budget. c'est ça exemple bi si njëkk mooy par exemple bi ñuy def débat d'orientation budgétaire je me rappelle très bien bu yàgg booba dañ doon door a def débat d'orientation budgétaire man ma amoon chance nag fi may jàngale ñu invité woon ñu pour ñu seetaan débat d'orientation budgétaire ma dem foofu fekk fa ñuy def débat d'orientation bi ma toog di déglu di bind ensuite bi ñu paree waa ji ma dem ba ci moom ki doon def panel bi mu jox ma document bi ma ñëw lire ko semaine bi ci topp rek ma ñëw ñu ne débat d'orientation budgétaire commune Ndiaffate donc ça veut dire que am naa au moins même bu dee benn phrase la loo xam ne jàng naa ko foofu waaw te ka doon def loolu nekkul koo xam ne dañ ko for ci mbedd mi kooku expert la ci la mu doon def ma ñëw bi ma ñëwee fii di ñuy def débat d'orientation bi bon ñu toog maire bi ne lii débat d'orientation budgétaire la ñuy def ku nekk daal na wax lu mu xalaat nit ñi di wax man de sama kër amul ndekki man par exemple suñu dëkk amul lii suñu dëkk amul lee et cetera man bi ma jëlee parole presque man maa mujjee wax ma ne ko man dama jàpp ne ñun defuñu débat d'orientation budgétaire parce que dañuy waxtaan maanaam ñi ñu darajaloo rek di waxtaan ci benn mbir mais débat d'orientation budgétaire doo ñëw rek jàkkaarloog nit ñi ne wax leen li ngeen xalaat ça ne se passe pas comme ça dafa am ay préalable maanaam dafa am loo xam ne da ngeen koy def mooy par exemple nit ñi dañu war a dem ci dëkk yi waxtaan ak population bi xam seen problème bind ko ci document léegi nag ñu dajale ko en fonction nag ci information yooyu ñu andi bu ñu ñëwee ñu def par exemple débat d'orientation bi maanaam ñu orienter les sujets wala les problèmes en fonction de leur priorité ba ma waxee loolu rek mu ne ma noppil yow dañuy jaay ne da nga am xam-xam et cetera ma ne ko nag du ma noppi il a fallu intervention préfet parce que daf ne woon damay noppi ma ne ko nag attention da ngay jàpp ne yow conseil nga comme man à part li ngay présider le conseil mais conseil nga comme man yow amuloo benn sañ-sañ naan man du ma wax donc man bi nit ñi di wax dama leen doon déglu donc donne-moi la possibilité ma wax ba keroog may déglu donc mu ne du ma may waaw coow li jóg fii déet ëpp naa am préfet intervenir mais man j'avais rappelé au préfet que ne yaa ngi intervenir nag waaye boo paree man maa war a wax parce que temps de parole bi ma am jeexagul donc ay jafe-jafe yu mel noonu boobu benn exemple la rek mais du boobu kese. D'accord bon léegi yow gis nañ ne tey am na fi benn problème bu amul au niveau de Sarin. Le protocole d'accord. jëlee nañ si xiwal bu bëri xaalis bu bëri boo xamante ne nii. bon d'après projet yi ñu ficelé goon ko moom la ñu war a def dans la commune. loolu valeur ajoutée la ci askan bi. tout à fait yow en tant que conseiller maanaam projet bi ni ñu ko bindee accord bi ni ñu ko defee yow lan nga si jàng. c'est que problème bi mooy xam nga ñun bu njëkk bi Salin ñëwee pour def extension ñun dañu bañoon loolu c'était en 2010 ñun ak ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi ci dëkk yi même seen waa kër dañu bañoon damay rappeler ne xoolal suñu première réunion yi ñu doon def ki ñoom Assou Ndiaye lañ ko doon defee maanaam kër maire bi booba Assou Ndiaye sax newu fi maamam moo fa nekkoon mooy Samba Diawara moom lañ doon fekki mu ñuy gëmloo ne dañu war a bañ projet bi parce que baaxul ci askan bi parce que quoi qu'on puisse dire xorom moom fu ñu koy béy foofu suuf sa day am problème bon ñu nekk ci loolu nekk ci ba lu yàgg bon ci la Assou Ndiaye ñëw maanaam ci la falu ci diggante bi mu faloo ñu continuer ci même combat bi parce que moom bi muy door a ñëw ni ñu koy doon bañee ñun daf ñu ci ñëw jàppale parce que loolu moo tax ma ne xam nga nit ñi souvent dañ may wax ne dama am problème ak Assou mais awma problème ak moom problème mu doxalin la ñu am maanaam mu bëgg a def nii ma ne ko man d'accord ma loolu pour firndeel la loolu rek mooy problème boobu bi muy am réunion bu amoon boo xam ne waa Salin dañ fi waroon ñëw moom mooy jël téléphone mu woon ma ne ma ñëwal ci réunion bi ñu waxtaan parce que xam naa ne am na ci loo xam ensuite amoo problème pour wax nit ki li nga xalaat quoi donc ça veut dire kooku amuñu problème malgré ñu bañ a nekk ci benn boor bi donc loolu moo amoon ñu toog ba benn instant nag ñun déggatuñu dara ci affaire yi
bon man mos naa ko si interpeller benn jour mu ne ma non dafa am yoo xam ne nag mënuñu ko wax ci mbedd mi xam nga loolu problème commencé naa ñëw bon ñu ne mënuñu ko wax ci mbedd mi man tamit aussi ma jàpp sama njàmbur comme mënuñu ko wax ci mbedd mi. ensuite li si dox ci diggante bi ñu toog benn instant ñu dem ci suñu jumaa ji di annoncer foofu ne dañu war a dem France pour seeti maanaam fa ñuy béy xorom foofu ak impact bi mu am ci suuf sax bon bu ñu fa demee ñib si naturellement dañu waroon def compte rendu parce que mission la ñun waxuñu ne duñu fa dem mais boo demee quand même boo ñibsee da ngay wax ne bi ñu demee de lii lañ fa gis mais li garaaw mooy dañu dem ñëw di noppi ba tey may wax ak yow nii amul kenn si ñoom ku ma sa taxaw naan bi ñu demee France lii ak lii lañ fa gis xam nga loolu c'est un problème te quand je me suis renseigné bi mu yàggee ba ma laajte si lañ ma wax effectivement ne Astou Ndiaye moo ne délégation bi ña demoon bu ci kenn ŋaan maanaam bu ci kenn wax d'ailleurs indi woon na tuuti jafe-jafe moom premier adjoint bi parce que premier adjoint bi moom gisewul woon noonu moom li mu gisoon mooy comme problème ne dem nañu France bu ñu ñibbisee population bi dañu war a xam li ñu jëlee France et loolu c'est vraiment légitime loolu lu normal la mais moom Astou moo taxawoon ne loolu du fi am bon ñu continuer ci loolu ñu continuer nekk ci ba ñu dégg ne signé nañu ko bon à hauteur de 300 millions ak yu teg pour def ci ay accordement courant def ci par exemple fora def ci par exemple benn case de santé ak adduction d'eau donc mais problème bi mooy yooyu bu ñu koy xalaat moom dafa waroon wàccaat encore ci population bi wax leen ne nag dañu bëgg a def échange ak waa Salins parce que bu ñu ko deful dinañu nangu suuf si te duñ ci man dara. loolu yow gisoon na ñoom def nañ ko. non defuñu ko. defuñu ko xam askan wi am na ñu bëri ñoo xamante ne ni ñoom ils sont au courant de genre. ñoom def nañ benn visite de proximité boo xamante ne bi ñu demee ba ñëw certes que yéex nañ ko def. dañu bi ñu waree ñëw waruñu woon toog benn temps boo xamante ne nii ñu noppi bañ a wax nit ñi dara mais après ñoom waxtaan nañ seen biir. dem nañ vers la population expliquer ak ñoom li nga xamante ne loolu lañ jëlee fële na parce que amoon na ay réunions yu bëri yoo xamante ne ni ñoom ñu ngi ko doon def ndax yow yaa ngi doon assister ci réunion yooyu doon. non man mosuma assister ci réunion yooyu parce que balaa ngay assister ci réunion dañ lay convoquer en tout cas mosuma jot réunion buy wax ne dañuy waxu mbiru Salins. nee naa la bu mu commencé di wax ne waxu néeg la ñun suma genre bi c'est la ñu génnee ci dossier bi complètement depuis dem France bi ak affaire yooyu parce que quand même ñun bu ñu ñibbisee France. ñun dañ leen interpeller naan da ngeen war a wax ak nit ñi mënu leen dem France ba pare ñëw di noppi loolu c'est pas possible donc pour wax la ne waxtaanuñ ak nit ñi ci affaire yi projet yi ñu fi teg mooy par exemple foraay bi gis nga foraay bi doxul xoolal fa ñu ko def ngistal rek moo tax ñu def ko fële dem ba ci tali bi wetu tali bi ñu def ko foofu et puis pire encore bi ñu koy def borom tool yi dañ koo nangu demal ci borom tool yi nga laajte leen amul kenn koo xam ne d'accord na ñu def foraay bi ci toolam bi daa ñëw forcer nit ñi def ko foofu. mais gisoo échec la amul ay ndampaay yu ñu non amul benn ndampaay parce que non c'est anormal nga fekk nit ki moom toolam bu pare même bu fekkente ne état moo ko moom sax mu jël ko te amul lenn loo xamante non li ma la wax dafa leer boo ci bëggee firnde da ngay dem ci borom tool yi ñun coow li fii la ñu fekk borom tool yi mësuñoo d'accord ñu jël seen tool yi parce que foofu du place su foraay bi mais xam nga moom comme dafa bëgg a ngistal moo tax mu teg ko ci kaw tali bi. pour kuy dem Gambie wala kuy dem Kaolack mu gis ne commune Ndiaffate am na foraay mais laajte ko ndax xar dugg na fa xar dugg fa ci tabaski bii passé xam nga li ñuy def dañu dem kawoon di neexal éleveurs yi pour ñu indi seen xar yi Ndiaffate mais ça c'est un problème parce que foraay bi ci waxtaan bi pour wax la ne boolewuñu woon population bi ci waxtaan bi est-ce que yow yaakaar nga ne Ndiaffate bii ñu nekk commune bii ñu nekk urgence am na pour ñu def foraay parce que mu ngi nii à côté. kawoon mu ngi nii à côté ñun ñuy def foraay seen diggante moo tax li nga gis mooy tabaski bi dañoo dem neexal nit ñi dañu dem ba foofu neexal éleveurs yi ne leen du ñu dem parce que bu ñu fa demee suñu xar yi du ñu jar et puis ils ont raison fii ba kawoon soriwul fii ba Passy soriwul donc 34 millions yi nga xam ne moom la ñu jël def ko ci foraay bi. 34 millions lañ 34 millions ak lu teg lañ fa def 34 millions yooyu suñu ko dugaloon ci hôpital yi bu ñu ko dugaloon ci njàng mi ak njàngale mi. kon heure bii lay gën a am maanaam rentabilité ci population bi ci lay gën a yëg ne kon projet bii nit ñi indi am na solo mais xam nga tabax fële miir boo xam ne gisoo lamp lañ fa defoon bu njëkk pour wax la ne rek ñoom dañuy def lu ñu xamul dañu ko def foraay demal foraayu Sénégal yi amul benn bu ci am lamp
ñu mais naan est-ce que nekkul amul yeneen action yu investir ci biir foraay bi. mooy parc pour fu ñuy vacciner. effectivement voilà parc bi ñu def foofu. parc bi ñu def foofu ñun dañ fi amoon parc mu ngi woon ci côté tan bi booy dem ci yoonu Passy bi même bu fa mënatul nekk. foofu parc mënu faa ne xam nga li tax. da ngay jàpp ne instant bi ñu nekk nii. bu feebar amoon ñu war a vacciner nag yi est-ce que xam nga ne pour éleveurs yi yóbbu foofu seen nag yi ce sera très difficile parce que tool yi dañ leen béy fan la nag yi di jaar pour dem foofu te xam nga vaccination bés boo koy def nag yi dañuy daw ñaari affaire mooy am soit oto yi di nekk di rey nag yi ci tali bi parce que nag bu génn ci foraay bi rek da ngay nekk ci tali bi bu oto di dawee fële gisu la daf lay daaneel nag yi bu ñu fa bëree xejuñu foofu parce que dafa ndaw donc foofu moo nekkul woon place am c'est-à-dire dañu amoon ay espace yeneen yoo xam ne mën nañ fa def foraay mais man dama la ne foraay sax la ñu warutoon def ci boppam moom bu àndoon ak xelam seet population bi li ñu soxla xelam warutoon sax daj ay foraay parce que am na lu gën a am solo foraay te defu ko boo demee man yàggul dara rek laa dem ci district suñu district yi hôpital bii da ngay gis foofu ci étagères yi presque comprimé newul foofu yow nga nekk di tabax fële foraayu 34 millions ça n'a pas de sens